salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Caaroy Info TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye aussi di leen jox ku nekk seen wàccuwaay di jéggalu bu baax a baax ci retard bi nga xam ne nag xaw nañ ko amee tuuti mu nekk rek loo xamante ni ay jafe-jafe technique rek moo ñu daal di tënkoon ni ñu koy defee saa su ne c'est parti pour seen émission càmbaru bés bi mu di émission boo xamante ni da ngeen koy am fii ci diwaanu Caaroy Info bu 17h jotee dàpp 18h ci noonu rek mu nekk émission boo xamante ni suñu sponsor leader moo ñu ci gunge. mu di Mansour borom 3e moo ko internet yi mu nekk jeune samp na ndëm fii ci diwaanu Caaroy di bay waaram bu baax a baax ci lu jëm ci wàllu menuiserie métallique ba tax na rek képp koo xamante ni rek da nga bëgg li nga xam ne moo di porte en fer wala sax en aluminium mën nga seeti Mansour borom 3e su ko defee rek dina la defal salon yu mucc ayib waaye tamit ay chambre à coucher yu mucc ayib ci noonu rek mun ngeen ko woo ci 77 975 75 95 77 975 75 95 borom 3e moo ñuy gunge rek ci li nga xam ne moo di émission càmbaru bés bi ci noonu rek niñ koy defee saa su ne mu nekk émission boo xamante ni ñaari pàcc lay doon première partie bi nag ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllum actualité ku ne xam na ni rek li nga xam ne moo di cas de noyade yi bëri na lool fii ci diwaanu Sénégal rawatina rek ci week-end bi ñu génn ci xayma rek mu nekk 15 jeunes yoo xamante ni rek daal dinañ ñëw lapp ci plage yu Malika ci noonu sax dinañ ci dikkaat waaye tamit dinañ waxtaanee rek jafe-jafe yi nga xam ni nag jamono ji mi ngi wulee ñaay foofu ci université yi mu mel ni rek mu nekk bërëb boo xamante ni fa la ñuy sàkkoo xam-xam ci jamono ji nag nekk na bërëb boo xamante ni tension bi dafa bari lool la ñuy mujjee nag mu di ñaareelu pàcc bi mu di jafe-jafe commerçant yi nga xam ni nag ñoo faree foofu ci marché bu Caaroy ci noonu rek ñu am ay jafe-jafe sax ak ñoom ak seeni maire di Babacar Sène ci noonu sax ma daal di dalal rek ki nga xam ne moo di Omar Mbaye nekk conseiller municipal waaye tamit nekk vice-président bu Allez les marchés noonu tamit ma dalalaat keneen ki nga xam ne nag moo di Boubacar Camara moom tamit commerçant la ci fi nga xam ne moo di marché Caaroy mbokk internet yi ni ñu koy defee saa su ne képp koo xamante ni bëgg nga ñu invité la suñu émission càmbaru bés bi mun ngeen ñu woo ci 77 036 06 74 wala ci 33 834 30 36 may bàyyi rek sama ay chroniqueur ñu daal di tàggatoo Mouhamed Goloko namoon nañ la. nuyu naa la soxna Amina di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu aussi Omar Gueye di kontaan bu baax a baax di dajewaat ak ñi nga xamante ni moo di mbokk internet yi fii si seen plateau càmbaru bés bi di leen wax namoon naa leen bu baax a baax. ñoo la raw bu baax a baax mbokk internet yi tamit namoon nañ la bu baax a baax mu mel ni rek damay bàyyi rek ki nga xam ni moo di Omar Gueye mu daal di présenté wu daal di nuyu mbokk internet yi Omar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Amina di nuyu ñi ma bokkal plateau bi tamit waaye tamit di nuyu ki nga xam ne mooy Mouhamed Goloko naan ko namoon nañ ko mais tey moom c'est un plaisir ñu gisaat ko fi nga xam ne mooy plateau càmbaru bés bi di nuyu tamit suñu mbokku internet du Caaroy Info yëpp di leen wax daal leen ak jàmm ci plateau bu mag bi di càmbaru bés bi soxna Amina. di ko jaajëfal bu baax a baax Omar Gueye waaye aussi di nuyu bu baax a baax ki nga xam ne moo di Omar Mbaye na ma ko doon waxee rek moom conseiller municipal la waaye tamit moom moo nekk vice président bu Allez les marchés nekk tamit transport agriculture Omar nuyu nañ la di lay dalal ak jàmm ci suñu émission càmbaru bés bi. soxna si maa ngi lay nuyu di la fay di leen ñaanal yàlla defal nu jàmm defal nu salaam émission bi nga xam ne ñu ngi ciy tàbbi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di rafetlu jotaay bi fekk suma tooma Omar Gueye ak Mouhamed Goloko damay gën a kontaan bu yàlla defee ñu daje fii. d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax Omar ci sama ndeyjoor rek ki nga xam ni moo di Boubacar Camara nekk commerçant moom tamit ci diwaanu marché Caaroy Boubacar nuyu naa la. fay naa la soxna si maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu bépp téléspectateur Caaroy Info di nuyu suñu ñaari chroniqueurs yi toog di ziar waa Caaroy Info yëpp. d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax moom Boubacar Camara ci noonu rek dañuy daal di xuus rek dugg ci waxtaan bi na ma leen ko doon waxee rek ci njalbeen ba mu mel ni rek nemmeeku nañ fi ay noyade cas de noyade yu bare bari ay xale yoo xamante ni ñi ngi ñàkk seen bakkan ci li nga xam ni moo di géej gi ci week-end bi ñu génn ñu daal di gis rek 15 cas de noyade ci noonu rek mu am ci 9 yoo xamante ni nag dañoo rek daal di ñàkk seen bakkan am ñett ñoo xamante ni sax rawee
nañ leen foofu ci diwaanu hôpital yi waaye tamit mu am ci ñaar ñoo xamante ni nee nañu may kenn daadu leen gis mu mel ni rek été bi dafay doog di commencé waaye gis nañ ni rek li nga xam ne moo di géej gi moom commencé na def ay jéeyam te dara dikkagul mu mel ni rek foofu tamit ci diwaanu Mboro semaine bii ñu génn gisoon nañ fa tamit ay taalibe yoo xamante ni ñàkkoon nañ seen bakkan ci li nga xam ni rek moo nekk li nga xam ni moo di lab gi ak géej gi ci noonu rek Mouhamed Goloko tey jii bu ñu jëlee boobu le phénomène nga xam ne à chaque fois bu été amee xale yi di ñàkk seen bakkan bëri na lool ci li nga xam ni moo di géej gi tey lan nga jàpp ni moo wund boobu le mbir. waaw soxna Amina di la jaajëfalaat bu baax a baax ci laaj bi di massawu famille ñi nga xamante ni ñooñu ñoo ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni moo di géej gi mais aussi di ñaan yàlla feeñal ñi nga xamante ni boobu ba léegi amaana gisaguñ leen mu nekk loo xamante ni yaakaar naa du guleet yàgg nañ ko gis fii nga xamante ni moo di ci diwaanu Sénégal à chaque fois li nga xamante ni moo di tàngaay jub si rek da ngay gis xale yi même école dañuy yàkkamti li nga xamante ni moo di grève wala débrayage ngir mën a dem ci li nga xamante ni moo di géej gi ngir mën a feexal li nga xamante ni moo di seen yaram mais da ngay gis ni souvent loolu day am ay conséquences moo di ñu ci bari dañ ci ñàkk seen bakkan loolu nag responsabilité yi dañ koy partager mais ñi nga xamante ni ñoo di parents yi war nañ mën di sensibiliser seen i doom mais aussi école yi am nañ ci part de responsabilité ndax tey boo demee école ñu ne xale yi dañoo xëy dem jàngi 8h 10h ñu ne tey grève dafa am wala débrayage dafa am donc xale boobu noonu dañ ko bàyyi ci li nga xamante ni moo di sagoom kooku kenn xamul fan lay dem te jamonoy tàngaay ñëpp xam nañ xale yëpp seen destination du lenn lu dul dem ci mbex mi dem ci géej gi ngir football ñii dañuy dem ngir sangu donc loolu ñi war a jël responsabilité yi mooy ñi nga xamante ni ñoo di parents yi ngir sensibiliser seen i doom ba nga xamante ni bu ñu nekkee ci kër gi du ñu mën a génn dem ci li nga xamante ni moo di géej gi mais aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci école bi war nañ fexe ba ay débrayage ak yi ni mel bu amee ñu encadrer xale yi ba nga xamante ni dañuy dellu seen kër mais du ñu mën a dem ci li nga xamante ni moo di géej gi donc loolu yaakaar na responsabilité bi ci ñaar ñooñu la jóge te war nañ cee wut ay solution ndax gis nañ ni chaque année day nekk loo xamante ni day répété wu fii ci diwaanu Sénégal. Mouhamed tey bu ma jëlee ci li nga wax léegi nga foog ni tey li nga xam ne moo di xataayu kër yi du tax xale yi di génn pour dem ci li nga xam ne moo di plage yi. waaw loolu dina si jouer parce que boo xoolee ñun chaque jour rek loolu day nekk loo xamante ni lu ñu importé la boo xoolee ay këru Sénégal wala ay mbeddi Sénégal bu yàgg ba da doon nekk loo xamante ni lu yaatu la Omar Gueye ak même suñu invité yi mën nañ koo témoigner xale yi dañ doon 2 camps ci mbedd yi dañ doon petit camp ci mbedd yi mais léegi da ngay gis ni assainissement yi nga xamante ni moom la ñuy andi day dem ba nga xamante ni mbedd yi day xat mais aussi kër yi modèle bi nga xamante ni moom lañ leen di tabaxee léegi dafa nekk modèle boo xamante ni modèle occidental la day permettre ay benn famille day am papa yaay donc kër yi day xat ba nga xamante ni xale bi du am épanouissement foofu donc moom lu muy gis mooy génn bu génnee ci mbedd bi bu amul espace boo xamante ni fa lay foowee benn direction lay am muy dem géej wala dem fi nga xamante ni moo di football yi te boo xoolee par exemple lu si mel ni caaro yi fi nga xamante ni foofu la xale yi doon footballé muy camp militaire bi dafa nekk loo xam ne dañ ko fermé donc xale yi amatuñu fenn accès lu dul dem géej football yi wala dem géej def li nga xamante ni moo di seeni sangu donc loolu aussi nekk na loo xamante ni fléau la phénomène la boo xamante ni day yokk li nga xamante ni moo di fréquentation ci géej gi bi xale yi di def jamono yi. ci noonu rek ma daal di bàyyi rek ki nga xam ne moo di Omar Gueye mu daal di àddu rek ci boobu le mbir mu nekk rek li nga xam ne moo di cas de noyade yi mu mel ni rek ab jàngat sax lañ ci gis à chaque fois rek bu été bi ñëwee rek gis nañ ni nag ñi nga xam ne ñoo di xale yi di ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne moo di géej gi bëri na ba jéggi dayoo Omar Gueye tey bi le mbir boobu le phénomène tey xëy ngeen daal ci def rek ab reportage askan bi lan ngeen jàpp ni ñoom foog nañ ni loolu moo koy causé. waaw soxna Amina ginnaaw bi ma la nuyuwaatee may masu ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen ay doom waaye tamit ñi nga xam ne gisaguñ leen ñi ñaan borom bi mu feeñal leen tamit ak ñu ànd ak wér mais man jàpp naa ne phénomène bi nekk na bu nga xam ne du guléet ñu koy am Sénégal mais dafa amagul benn réaction vis-à-vis de l'État ginnaaw reportage bi nga xam ne tey amal nañ ko ñun tamit en tant que journaliste en tant que chroniqueur am na benn jàngat bu nga xam ne man personnellement def naa ko mais pas de responsabilité yi man dama koy trancher en 3 bu ci njëkk mooy ñi nga xam ne mooy wàllum xale yi terewul la li nga xam ne mooy géej nga dem fa pour sangu mais géej jàpp naa ne dafa am limite bu nga xam ne heure boo ko romboo rek des fois dina la andil ay jee wala boog dina la andil musiba côté boobu
boobu xale yi des fois dañ ciy dem di fo au lieu que ñu dem sangu génnaat des fois da ngay gis ñu nga xam ne dañ fay def ay course lu nekk di xool ku nekk man maa la dàq fee loolu tamit mën na andi gàllankoor ci wàllum xale yi ci wàllum parents yi tamit man jàpp naa ne am nañ ci part de responsabilité parce que sooy bàyyi sa doom muy dem géej tamit des fois su nekkee xale war nga ko mën a booleeg soit mu ànd ak magam soit ku nga xam ne dina ko encadrer mais dañuy gis ci suñu biir famille yi parents yi ci boppam ñooy dàq xale yi naan la génnal nga dem fooyu ji loolu dès l'instant que nga wax ko sa doom mu xat ci kër gi su demee géej su fa labee yaakaar naa am nga ci part de responsabilité mais tamit bu ñu fàttee ne dañoo nekk ci lu ñuy wax un état de droit suñ ci nekkee état moo am droit di garantir la liberté mais aussi la sécurité de toutes les personnes sur ce li ma bëgg a wax mooy suñu demee ci plage am na lu nga xam ne mooy ay maîtres nageurs yu nga xam ne war nañ mën a toog ci plage yi di surveiller waaye tamit di xool ndaw yi loolu tamit su amul ñu jël li nga xam ne mooy police wala gendarmerie su boobaa dinañ def ay barrières ci biir plage yi bu nga xam ne xale yi duñ mën a page foofu waaye tamit ci genn wàll gi il faut ñu wax ko te dee xale yi dañoo amul fenn fu ñu dem parce que sooy xool fii ci Dakar plage yi bi gën a dal ay Ngor ay Virage Gondelé dafa nekk plage yu dal ñu jël ko jox ko ay privé yu nga xam ne soo fayul doo fa dugg nag li muy jur lenn la lu dul plage yi nga xam ne dafa nekk ay Malika ay Guédiawaye mu nekk plage yu dangereux yu nga xam ne xale yi foofu lañ am possibilité dem fa képp kuy doomu baadoo la foofu nga mën a dem mais ñoom seen doom ñu am yi ñu ngi dem ci ay plage yu nga xam ne dafa nekk plage yu nga xam ne soo fa demee soo bëggee traverser di nga gis benn maître nageur bu ne la yemal fii bul def lii mais plage yi nga xam ne mooy yu bon yi dañ ko bàyyee doomu baadoo la yi soxna Amina. mu mel ni rek loolu jafe-jafe lay doon si kanamee tuuti sax dinañ dikkaat ci plage yi nga xam ne rek moom la ñu autorisé pour ñu fay sangoo ak plage yi nga xam ne nag kenn autorisé wuñ ko pour ñu fay sangoo mu mel ni rek askan bi ñi ngi def sax li nga xam ni moo di ay civilisation jëmale ko ci askan bi waaye dafa mel ni rek à chaque année loolu nga xam ne moo di mbirum lab yi dafay nekk loo xam te ne phénomène bu récurrent la mu mel ni rek li nga xam ne ñoo di askan bi bàyyi wuñ ci xel bu baax a baax ci noonu rek may bàyyi rek Omar Mbaye mu daat ci àddu ñu nemmeeku rek li nga xam ne moo di cas de noyade yi xale yi di ñàkk seen bakkan ci géej gi bëri na ba jéggi dayoo tey jii nga nekk koo xamante ni parent nga nan nga di jàngatee boobu le phénomène. bon may dellusiwaat di nuyuwaat ñi ma fekkoon ci plateau bi rek. di leen gërëm di leen sant di wax ni li ngeen yëkkati tey lu am solo la. li nga xam ne lu jaaxal doomi aadama yi la. mais li gars yi wax rek dañ koy partager pour partager la. mais am na aussi lu nga xam ne ci parents yi lu ci ëpp man ñoom laay gën a condamné. ndax bu njëkk amul woon liberté. bu njëkk jàngi école jàngi alxuraan nga xam. soo wàccee yaa ngi sa biir kër. léegi dem nañu ba loolu amatut. maître bi ñeme nga ko. prof bi ñeme nga ko. ba nga xam ne kenn mënu la ci def tere nga bàyyi. bu njëkk boo mësaan dem géej bu nee sa prof dem nga géej wala sa maître pour yow am nga problème. mais loolu amatul. njàngale ni melul na mu meloon. bon xale yi aussi topp nañ seen nafsu topp seen bakkan. te xale bakkanam rek la xam. lu koy rey toujours moom lay wuti. mais bu fekkoon ne parents yi ñi ngi xaaj ak di defar. je crois ni lu mel nii du am. te lii dafa ëpp. dafa ëpp li xew mbooro bari ci démb. xale buy jàng daara alxuraan waroo am jot sax bay dem géej. kooku ci càggante sëriñ ba la. man je crois ni sëriñ boobu waroon nañ ko laaj. lan la sàggane ba ñeenti xale yooyu génn. ba mën a dem war a jàng alxuraan jànguñu alxuraan dem ci géej gi sangu. te yëguñu ko ba ñu ñàkk fa seen bakkan ba ñàkk seen bakkan ban tax la. aussi lu mel ne li am Malika. loolu boo ko seetee man dama yaakaar ne Sénégal am na lu bari lu mu manqué. te fii ak ñi ngi li kii wax rek fépp xale waroon toog di fa dal privé moo ko moom. xale yi amatuñ ci benn doole. fu nu waroon fooyee. amatuñu ko. ndax boo xoolee kaaw caaro yi. caaro yi amuñu stade. caaro yi amul fa xale yi entraîné. amuñu dara. lépp kaa bi tëj ñu ko. xale yi kon fu ñu jëm boor gi. bu ñu demee nag bu ñu toppee seen naf sangu ci géej gi seen borom jël leen. kenn mënu ci dara. allah kulli xaalin foog ñu defaraat jikko yi. defaraat jikko yi xoolaat toogaay yi. ndax métti na métti bu nga xam ne kenn mënu ci wax sax. ñi ngi ñaan ñi réer kenn gisagu leen yal na leen yàlla nit. amiin amiin gis leen. ñi fi jiitu it yal na leen yàlla yóbbu àjjana. xare lañ ci àjjana yi gën a kawe.
d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax mu mel ni rek nekk na phénomène boo xamante ni doy na waar trop waaye ñi nga xam ne ñoo di parents yi am nañ ci part de responsabilité bu bëree bëri ci noonu rek Boubacar ma bàyyi la rek nga àddu ci li nga xam ni moo di cas de noyade yu bëri yi ci rek week-end bi ñu génn gis nañ foofu rek ci diwaanu Malika lu toll ci juróom-ñeenti nit daal di nañu ñàkk seen bakkan ci yooyu la lapp lim bi sax toll na ci 15 personnes ci noonu rek am ñenn ñoo xamante ni sax jot nañ leen rawale ñi nga foofu ci diwaanu hôpital waaye tamit am ñoo xamante ni nee nañ mëy ñu ngi leen di wër kenn gisul leen mu mel ni rek à chaque fois li nga xam ne moo di été bu daal di approché rek li nga xam ne moo di lab yi moom day bëri xale yi di ñàkk seen bakkan tey jii nga nekk koo xamante ni parent nga fan nga jàpp ni fa la jafe-jafe bi di jógee. waaw di leen nuyuwaat di partager lu suma confrères yi wax muy loo xamante ni su ma si jaaraatee ay répétition lay nekk di wax ne rek parents yi nañu jàpp seen doom yi aussi am na waxtu yoo xam ne su yegsee da ngay veiller say doom lu mel ni ay grève ay affaires yooyu ci lay boo xale yi di gën a am possibilité di bouger di dem ci yenn espace yi waaye comme nu ngeen ko waxee les responsabilités sont partagées yenn saa yi man tamit dinaa joxañ tuuma état bi parce que dafa autoriser ay plage am ay plage yoo xam ne autorisé wu ko plage yoo xam ne autorisé wu ko mun na jël des gardes yoo xam ne ñoom ñooy garder plage yooyu yu ñu autorisé mu def fa ay maîtres nageurs comme ça xale yi duñu mun a accès benn kii profondeur bi ci biir géej bi bu ñu taxawee foo xamante ne foofu autorisé wuñu ko garde yi mettre leen wax leen ne fii kenn autorisé wu ko dellu leen seen place boo bëggee traverser ligne boo xam ne waroo fa traverser maître nageur yi dem retourner la kon cas yi dina wàññeeku. ñu def rigueur daal waaw ñu def rigueur si kii bi autorités yi waat amoon nañu ci responsabilité bu rëy ndax parents yi aussi bu ñu sàgganee autorités yi war ñoo sàggan. mu mel ni rek li nga xam ne moo di responsabilité yi c'est partagé ñi nga xam ne ñoo di parents yi am nañ ci part de responsabilité waaye tamit ñi nga xam ne rek état bu Sénégal am nañ ci part de responsabilité ci noonu rek Mouhamed ma bàyyi la rek nga limal ma ana lan mooy plage yi nga xam ne rek kenn daadu ko autorisé rek fii ci diwaanu Sénégal maanaam sangu fa dañ koy tere. waaw soxna Amina mu nga may benn parenthèse bu ndaw rek 30 secondes mooy li Omar Gueye wax c'est-à-dire affaire yi aussi war na am benn surveillance bu strict parce que état tamit moo war a jël responsabilité ba nga xamante ni fépp foo xamante ni yaakaar nañ ni nit waru faa sangu wala ñoom nee nañ ni fii c'est pas autorisé ba nga xamante ni day am benn contrôle bu strict boo xamante ni vraiment nit ñi mënuñu faa accéder maa ngi fàttaliku ba ñuy jàngee Joseph Correa boobu boo ñëwoon plage Guédiawaye dafa am ay tableau yu ñu doon teg yoo xamante ni dañuy bind attention danger ce qui veut dire que yow foofu waroo faa sangoo mais boo xoolee léegi ak construction autoroute bi jaar foofu noonu léegi yooyu noonu tableau yooyu noonu nga doon xam ni da doon signaler à ce que nit ñi bañ a agsi foofu noonu tableau yooyu yëpp dindi nañ ko mais war nañ tegaat yeneen stratégie yoo xamante ni war na permettre ñuy gën a sensibiliser loolu ci noonee comme ni nga ko waxee Omar Gueye aussi waxoon na ko dafa am genre discrimination ci plage yi mais am na plage yoo xamante ni moom nee nañ ni dañ koo interdire fii ci diwaanu Dakar fu ci mel ni à hauteur de Institut Pasteur plage bi nga xamante ni moo nekk fële ca Lat Dior place bi nekk Soumbédioune Université Mermoz Mamel Almadies ak fi nga xamante ni moo di Virage Hann Parcelles Assainies unité 10 15 ak unité 19 Guédiawaye Malika foofee nga xam ni fa la jéyee bi amee ak fi nga xamante ni moo di Rufisque ak quartier yi nga xamante ni ñoo ko wër fu si mel ni Thiawlène ak Diokoul ak Thiawlène après ex usine Bata Cap des Biches Mbao Diokoul Kaw Bargny ak Minam plage yooyu nekk na plage yoo xamante ni dañ koo interdire mais aussi état war na fa def présence boo xamante ni dina mën a permettre bépp xale boo xamante ni wala mag boo xamante ni ñàkk xam war na mën a tax nga bëgg a jege foofu noonu ñu mën laa repousser mais war laa mën a recadrer ba doo fa àgg. d'accord ci noonu sax am na yeneen plage yoo xamante ni moom baignade ba c'est autorisé est-ce que mun naa bàyyi rek nga dikkaat ci loolu. waaw yooyu bu ci mel ni île de Gorée foofu c'est autorisé Koussoum
fu si mel ni Anse Bernard fu si mel ni place des enfants teeru Baye Sogui ak piscine bi nga xamante ni moo nekk ca Mermoz place bu Wakam place bu Almadi 2 ak place bi nga xamante ni moo nekk ca Île de Ngor ak place bi nga xamante ni aussi moo nekk ca Ngor place Yoff ak fi nga xamante ni moo di Cambérène ak Jokkul fii tolloog fi nga xamante ni moo di cimetière yu Rufisque ak fi nga xamante ni moo di Ndéppé ak une partie de la place du Cap des Biches donc yooyu mooy place yi nga xamante ni autorisé nañ à ce que ñu dem def foofu noonu li nga xamante ni moo di ay baignade te amul danger yu garaaw yi extraordinaire. waaw dafay mel ni rek damay jox kàddu gi Omar Gueye parce que sànq am na lu mu wax lu am solo plage yi nga xam ni nag baignade bi c'est autorisé je dis bien que c'est autorisé gis nañ ni yooyu les plages ay hôtel ak yu ni mel moo ci am yooyu les plages pour accéder ci dafa nekk loo xamante ni c'est tout à fait un problème léegi tey jii su fekkee jeunes yi mënuñu accéder foofu wala pour nga accéder fa il faut nga am loo yëkkati joxe su fekkee xëy na am nga envie épanouiru wala génn changer air dem ku ne xam na ni ñu ngi ci période tàngaay waaye tamit ku ne xam na ni kër yi xat na ku ne xam na ni dëkkuwaay bi doy na waar tey jii jeune bi nga xam ne amul xaalis pour fay yooyu les plages pour dem sangu est-ce que du dem ci plage yi nga xam ne baignade yi c'est pas autorisé. xam nga dafa am li ñuy wax discrimination nag mooy soo amul xaalis doo sangu man jàpp naa ne bépp ndaw bu nga xam ne déjà jógee fii rek dem ville dafa nekk lu nga xam ne du yomb en général plage yi dañuy nekk fu nga xam ne taxi ngay mën a jël pour accéder foofu loolu rek problème la di nga am problème de transport mais soo ñëwee ci biir fi nga xam ne mooy plage yooyu il faut nga dagg li nga xam ne mooy ticket il faut nga def benn consommation loolu dafa nekk lu nga xam ne sa poche su diisul doo ko mën mais ci geneen wàll gi da ngay gis lu ci mel ni Guédiawaye ay Malibu da ngay dox ak sa tànk nga dem jàpp naa ne loolu moo gën a nekk lu yomb ci xale yi te jàpp naa ne tamit suñ ko defee seen poche duñ ci génnee dara mais ci geneen côté gi bien vrai que fële moo ëpp sécurité mais pour li nga xam ne mooy askan wi accéder fa dafay nekk lu nga xam ne dafa métti loolu te discrimination boobu nag yàgg nañ ko gis surtout ñun ñi nga xam ne dañuy yeewoo ci wàllum banlieue jàpp nañ en quelque sorte mën naa ko entre guillemets état respecté wuñu comme ni mu ko waree parce que même suy jox li nga xam ne mooy ay privé ay société loolu maanaam dina suqali li nga xam ne mooy dëkk bi suñ ay doomu réew ñoo fay liggéey mais ci genn wàll gi lu minimum état war ko def mooy mu encadrer waaye tamit li nga xam ne mooy place mu am benn structure bu nga xam ne dinañ ko fa teg mettre ko en place ba képp nga xam ne xam nga Sénégal dafa ragal police ragal gendarmerie suñ gisee police wala gendarmerie mu taxaw naan la bul yegg fii jàpp naa ne ngir sa jàmmu yaram yaakaar naa doo fa yegg mais dès l'instant que ñu bàyyi plage yi noonu rek ak foule bi nga xam ne dafay nekk jàpp naa ne incha allah loolu suñ ci jéemoon a taxaw rek dina wàññi li nga xam ne mooy accident yi mais li nga xam ne mooy noyade chaque instant dafay am c'est pas la première année mais dañ koy waxtaanee l'année prochaine malheureusement da ngay gisaat ñu amaat ay cas yu nga xam ne suñ ay njiit suñ ay dirigeants duñ ci prendre conscience te nekk na lu nga xam ne gënalul ndaw yi parce que en général ñii dee ci géej gi du ay mag mais ay ndaw yu nga xam ne dañoo war a fonder famille waaye tamit dañoo war a téye li nga xam ne mooy réew mi ci kanam incha allah. dañoo war a téye rek li nga xam ne moo di réew mi ci kanam di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Amadou Mbodj moom mag ñuy xamal ni rek jeunes yi dañuy fay xaalis bu takku ngir rek daal di mën a accéder ci plage yi nga xam ne dañ ko autorisé mu mel ni rek loolu nekk na loo xamante ni jafe-jafe la ziar bu baax a baax ki nga xam ne moo di Ibrahima Timbo depuis rek foofu ci diwaanu Espagne mu nekk doomu Thiaroye waaye aussi di safoo bu baax a baax li nga xam ne moo di Thiaroye Info Maman Fatou Sow ñu ngi lay ziar bu baax a baax mu ngi naan salaam macha allah ziar nañ la ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax Abdoulaye Ly moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Timbo moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ndeye Alima Dramé moom tamit mi ngi naan magnifique mon très cher golo ko xam naa ni étudiants yi la xam naa ni étudiants yi la ci noonu sax ci ñoom sax la ñuy dem daal di waxtaanee ci jafe-jafe yi nga xam ni nag fan yi ñu ngi koy nemmeeku foofu ci diwaanu université mu mel ni rek université nekk lieu boo xamante ni da nekkoon na foo xamante ni fa la ñuy demee di sàkku xam-xam waaye ñu gis ni rek boobule bërëb dañ ko rek daal di coppi dañ fay nemmeeku rek ay xeetu violence ak yu ni mel Mouhamed Goloko ma bàyyi la rek nga dikkaat ci jafe-jafe yi nga xam ne nag mi ngi am université depuis semaine bee ñu génn ak ay xeetu violence yoo xamante ni nemmeeku nañ ko fa li nga xam ne moo di seen restaurant yi saccagé nañ ko mu mel ni rek tey tamit ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi yëngu nañ yëngal mu mel ni rek ci ay élection yoo xamante ni moo leen boole woon waaye ci noonu rek dafa mel ni moom foofu ci diwaanu restaurant yi ngéntam tubaab lañ fay nemmeeku waaye tamit talibeek li nga xam ne moo di avenue Cheikh Anta Diop bi dañ ko baare Mouhamed nga nekk étudiant yéen étudiants yi lan mooy seen problème.
waaw ngénte tubaab Omar Gueye xam na ko bu baax a baax yàgg na fekkee li nga xam ne moo di ngénte tubaab waaw di rafetlu sa question bi université dafa nekk jamono yi loo xamante ni lu jéggi dayo la mooy université comme ni nga ko waxee dëkk la boo xamante ni wala bërëb la boo xamante ni dañ faa war a sàkkoo xam-xam sàkku xam-xam moo tax ñu yóbbu ay ndongo fële ca université ngir ñu mën a sàkku xam-xam ngir ëllëg ñu mën a yoraat li nga xamante ni moo di réew mi donc ci noonu nag dañu gis ni université nag li fay xew mooy liy xew ci Sénégal bu mag gi c'est-à-dire université benn doom la ci Sénégal bu mag gi xam nga tey jii nii bu élection présidentielle jotee bépp xeetu violence di nga ko gis ci scène politique bi di nga ko gis ci politiciens yi ak ñi ni mel loolu nag fi ñu ko jàngee mooy ci diwaanu université parce que tey jii nii boo xoolee problème bi nekk université si semaines yi jàll mooy ay élection faculté bu nekk dafa war a fal ñi nga xamante ni ñoo war a jiite faculté bi léegi dafa jiitoo ci ñi nga xamante ni ñoo di fac droit mooy faculté des sciences juridiques et politiques dañoo dem élection coalition bi nga xamante ni moo doon yàgg jiite faculté bi coalition boobu la ñu gagné ba ne ñoom sax 0% lañ am ci li nga xamante ni moo di élection bi donc ñoom ñu jàpp ni loolee dafa nekk loo xamante ni xel mënu koo nangu. tam dafa mel ni ñi ñu ne ñoo gagné depuis ay at a ngi nii ñoom ñooy gagné. ñi ne ñoo gagné ay at a ngi nii ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy gagné ñoom ñooy diriger li nga xamante ni moo di faculté bi donc bu ñu ñëwee benn jour ne ñooñu 0% lañ am donc loolu interrogation lay soumettre si nit ñi du ñu xam exactement lan moo waral loolu waaye nag après li ci ñaaw nag mooy réaction bi nga xamante ni moom la ñi ñu gagné amee mooy réaction boo xamante ni da ngay ñëw saccager yàq te loolu nekkul loo xamante ni université place am la tey jii nii mën nañ comprendre élection faculté la dañ lay fal nga jiite buñ la falul nga bàyyi mais bu fekkente ni yow boo demee élection buñ la gañee da nga naan kenn dootu fi jàng kenn dootu fi ndékki kenn dootu fi añ kenn dootu fi reer avenue Cheikh Anta Diop oto dootu fa jaar donc loolu day nekk loo xamante ni danger la mais non pas pour université bi rek non pas pour étudiants yi rek mais pour askanu Sénégal yëpp ndax képp koo laal fii ci diwaanu Sénégal rek am na loo xamante ni rattaché na la si université donc képp ku laal université rek day nekk loo xamante ni laal nga Sénégal yëpp yàggul problème boobu noonu ñu bëgg ko régler pareeguñ ci ñu ñëwaat ci démb wala ci semaine bi ci weekend bi fi nga xamante ni moo di faculté des lettres et sciences humaines organiser ñoom tamit li nga xamante ni moo di seeni élection facultaire mais foofu tamit la même chose la ñu nemmeeku muy wane ni loolu dafa bëgg a nekk benn esprit boo xamante ni étudiants yëpp moom lañ bëgg a def seen bopp mooy compétition te buñ ma gañee du ma nangu buñ ma gañee damay taal faculté bi donc ñi nga xamante ni ñoo di waa fac lettres aussi la même chose la ñu dund tey man mii témoin oculaire laa tey ñi nga xamante ni ñoom lañ gañee muy waa coalition excellence waa puissance ñoo leen gagné mais tey dañoo xëy ñu ne li nga xamante ni moo di cours du am ci université bi fépp foo xamante ni salle de TD la wala amphithéâtre la dañoo ñëw ne tey cours du fi amee donc génnee ñi nga xamante ni ñoo fa doon jàngale génnee ñi nga xamante ni ñooy professeurs yi ce qui est désolant mooy des fois day am bras de fer bu ma dajeek Omar Gueye te maag moom bokkuñu coalition man Omar Gueye bu ma waxee mu tontu ma après ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk majorité bi dañuy jàpp Omar Gueye dóor ko ba nga xamante ni loolu anarchie la ci biir université war nañ ko tegaat ci yoon ba nga xamante ni élection mën na am mais violence du am donc loolu mooy loo xamante ni c'est vraiment désolant te bu ñu paree du ñu yem ci li nga xamante ni moo di université bi rek mais dañuy génn fi nga xamante ni moo di avenue Cheikh Anta Diop te ñëpp xam ne avenue Cheikh Anta Diop moo lay mënee Fann ñi nga xamante ni ñooy jugee ca yeneen diwaan pour dugg biir Dakar foofu lañ mën a jaar ngir accéder ci seen i ay besoins ñooñu aussi dañ leen di tere à ce que ñu dem seen i occupation donc université bu amee benn problème dañ koy extérioriser génne ko si biti baare tali bi ba activité yi waroon am ci zone boobu yëpp day mujj taxaw donc état nag war na jël li nga xamante ni moo di ay responsabilités am ndax université warul nekk temple boo xamante ni saa yu ñu toogee 2 mois te amul loo xamante ni ay jafe-jafe la rek day mel ni université dafa tëj wala lu ni mel ndax boo fàttalikoo yàggul ay amicales yoo xamante ni élection amul woon mais pour des questions de moto ak yi ni mel ñu naroon fee taal université bay rayante bu guddi ba ñi nga xamante ni ñoo di waa gendarmerie ñoo mujjee intervenir donc étudiant modèle la war a nekk université fu ñuy sàkkoo xam-xam la war a nekk mais bu demee bay nekk lieu de violence nag war nañ xoolaat bu baax a baax si yan base lañ teg université bi mais aussi si yan base lay demee. waaye ci noonu ma am question bu ma lay laaj rek pour 30 secondes nga tontu ma dafa mel ni rek yooyu les élections nga xam ne dañ koy faral di gis ci li nga xam ne moo di faculté yi xanaa élections yi dafa am xaalis.
élection yi dafay nekk loo xamante ni xam nga tey jii wax naa la ko ci ba may commencé sama kàddu nee naa la université dafa nekk loo xamante ni dafay répercuté wu ci li nga xamante ni mooy xew Sénégal tey jii université ñi fa nekk ay militants lañ université ñi fa nekk dañoo nekk ci ay parti politique université ñi fa nekk dañuy nekk ñoo xamante ni bu ay élection amee dañuy dem solliciter leen à ce que ñu dem voter ñooñu donc da ngay gis ni ñoom aussi bi ñuy dem ay élection da ngay gis ni autorité politique yi dañ ciy dugal seen loxo bu baax a baax ba nga xamante ni day nekk loo xamante ni enjeu yi day extraordinaire enjeu yooyu noonu ci biir temple du savoir bi nag moo waral rayante bi moo waral ku nekk naan diw warumaa gagné man maa war a gérer wala man maa war a gérer donc loolu da ngay gis ni à chaque fois day am ay budget yoo xamante ni dañ koy dégager pour amical bi nga xamante ni moo war a gestionner budget boobu noonu comme ni muy amee ci Sénégal ku nekk daw di wutali fauteuil présidentiel bi noonu lay amee foofu ku nekk di daw di wutali li nga xamante ni moo di fauteuil bi ngir jiite amical bi mais aussi ngir li nga xamante ni moo di privilège yi ñu ciy am ñoom aussi ñu mun koo jël gérer ko. ñu mën koo jël gérer ko Omar Gueye bu fekkee que ni ñi nga xam ni tey jii ñoo war a nekk ay référence mais aussi ñi nga xam ne ñoo war a nekk yaakaaru Sénégal ëllëg bu ñu leen gisee ñuy xiiroo ka ngaa ñoo dóorante def ay violence tey jii est-ce que tey mun nañ yaakaar suñu jeunesse ëllëg. mën nañu yaakaar ci suñu jeunesse jàpp naa ne lu mën a nekk la mais tamit jeunesse bi dañoo amul li nga xam ne mooy référence te pour nga jël référence moom il faut nga jël ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk au-dessus au sommet te man jàpp naa ne loolu dafa manqué Sénégal problème bi nga xam ne nag moo am université man xam naa ci wàllu gi may gën a àddu rek mooy c'est une question de survie parce que soo demee université bépp étudiant bu nga xam ne dafa nekk université nekkul ci benn amical pour soo amul ay moyens dëgg pour nga lekk wala nga naan wala nga loger dafa nekk lu nga xam ne lu difficile donc étudiants yi ñoom dañoo nekk dans leur droit le plus absolu ñu intégrer li nga xam ne mooy amical yi sinon seen ay conditions fële ci université du mën a neex waaye tamit ci genn wàll gi dama gis ne université jamono ji dañ ko politiser de trop parce que au lieu que xale yi ñu dem ñu jàngal leen ñu am fa xam-xam comme ni ko sama naataango golo ko waxee université dafa nekk lu nga xam ne c'est un temple du savoir kon xam-xam moo fa war a jógee bien vrai que parti politique yi baax na loolu moo lay permettre dans l'avenir nga insérer wu ci benn parti politique mais formation bi ñuy jàngal suñu xale yi ci wàllum politique moo baaxatul rarement ngay dem ci parti politique fii nii ci Sénégal gis ñuy def ay séance wala ay séminaire di fa jàngalee ni ñuy defee politique parce que politique suñ koy wax c'est l'art de bien gérer la cité te man jàpp naa ni kon violence amu fa wàll violence c'est l'arme des faibles ñi nga xam ne dañoo faible ñooy utiliser violence mais tamit ci genn wàll gi ngalawaay li nga xam ne mooy étudiants yi nañ xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk li nga xam ne mooy suñu Sénégal heure bu ñu yàqee université heure bu ñu tëjee li nga xam ne mooy restaurant yi kenn ki nga xam ne këram la toog du ko yëg ñoom ñoo ko yëg parce que dina am ay problèmes yu nga xam ne dina ko fa andi waaye tamit ñi nga xam ne ñooy jiite li nga xam ne mooy université yi war nañ ci bàyyi xel lii nag dafa waroon interpeller directement le président de la République parce que tey ba ci université Sine Saloum am na ay grève yu nga xam ne ñoo ngi ko fay nemmeeku fële ca Fatick et pendant ce temps ki nga xam ne mooy suñu njiit malheureusement moo ngi sur le terrain pour des fins politiques man li mu ko waxee naan tournée économique d'accord ma ci parce que mënuma jàpp nga ne tournée économique lu toll ne université Cheikh Anta Diop ay jéyee di fa am lu toll ne université Sine Saloum ay jéyee di fa am mënoo dakkal li nga xam ne mooy sa tournée boobu ñëw ci sa askan wax ak ñoom waaye tamit organiser une réunion d'urgence pour problème yi ñu dindi ko xam nga problème mu Sénégal mooy lan duñ régler ay problème de façon définitive mais dañ koy repousser dañ koy waxtaanee rek nëppal ko déwén loolu day amaat di continuer di amaat. mu nekk loo xam te ne ça va être répétitif. noonu lay demee saa su nekk au lieu ñu régler ko duut ci baaraam wax dëgg lii mooy problème bi nañ ko saafara Sénégal à chaque instant da ngay gis ne problème yi dañ koy repousser université chaque année da ngay gis grève yi ci amicale yi day am chaque année da ngay gis li nga xam ne mooy wàllum bourse day am loolu nekk na lu nga xam ne franchement parler dañ koy ñaawlu parce que adduna moo ngi dox mais Sénégal moom surtout Afrique doxul day raam ba léegi d'accord surtout Afrique doxul day la raam ba léegi Omar gis nga li nga xam ne moom la Omar Gueye wax ak ki nga xam ne moom la Mouhamed Golo ko wax moom sax mu nekk foofu ci diwaanu université Cheikh Anta Diop bu Dakaaru gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci diwaanu université yi tey jii yéen lan ngeen jàpp ni suñ ko defee bile mbir rek daal di jeex tàkk. bon ok xam nga Omar Gueye dafa tënk wax bi bu yàgg gis nga jamono day dox mais boo xoolee suñu leader politique yi ni ñuy def noonu la xale yi di def étudiants yi ci ñoom la ñuy jële yóbbu ci biir université bi liñ leen di wax la ñuy def ci biir université mais bu fekkoon ni dañ leen teg ci dëgg lu mel ni du am état li mu war a gérer su ko gérer woon kenn du am jafe-jafe mais état gérer wul dafa jël xale yi dóor gi ci kaw xale yi kon nag foog ñuy daje mais yàlla bi am sutura xëy na mën nañu dimbali ba seen xel del si ñu xam ne université bu njëkk sa doom mi ngi université da
da nga yaakaar ne su ndam la noobul la sag la woon waaw bu ma saan ñëw am naa sama benn frère bu ma saan ñëw vacances dañuy yaakaar ni sax comme ministre lañ koy xoolal comme président dañuy kontaan bu dikkee sol nga bu saagam jàngale kii sama doom bu jàngee université la ñëpp ñëw di ko seetaan si mais léegi loolu amatul njàng mi amatul benn dayoo bu nga xam ne mën ko ci jëli te lépp dana xool ci révélation politique yi génn ci jamono yi ci at yi suñ ci jàngatee rek ni li ñuy def rek la université di répété te xale bu ko ci moytuwul daa yàq sa carrière u àdduna ndax jàng ba am bac wala dem góorgóorlu xalaat ni man mi war naa nekk lu gën a kawe ci àdduna bi ma ñàkk fayda topp doomi adama mu may dugal ci ay musiba bu mu indil ma problème ñu dàq ma wala ma yàq suma njàng yal na ci yàlla musal man daal maa ngi ñaan suma rakk yeeg suma jarbaat yeeg suma doom yi nekk université ñu jàngataat bu baax seen àdduna d'accord ñu jàngataat bu baax seen àdduna te xam ne am na yu nga xam ne du référence ku leen topp rek da ngay egg suuf. d'accord ñu xoolaat bu baax a baax wala jàngaat bu baax a baax seen àdduna mu mel ni rek ci jamono ji nga xam ni la ngay yàq moom après sax moom ngay daal di jëfandikoo waat mu mel ni rek mbokk Mouhamed Goloko yi moom sikk lañ def man mi sax j'ai été à l'université mais man xëy na période boobu fu ma musaan dégg front rek duma jegal université sànq maa ngi dégg Omar Gueye naan Mouhamed tàppet la lan moo tax toogul université muy ñibbisi après ko tontu ko en direct ci noonu Boubacar Camara dégg nga li nga xam ne moom la Omar wax mu mel ni rek université nekk na bërëb boo xamante ni dafa coppi kanam mu nekk bërëb boo xamante ni li nga xam ne moo di parti politique yi dañ ko fay sentir bu baax a baax tey jii lan nga jàpp ni buñ ko defee problème yi nga xam ne mooy am ci université yi étudiants yi di defante ay violence seen biir daal di mën dakk waaw maa ngi dëggal lu Mouhamed wax lu tax université jaxasoo dëgg mooy politique bu ñu fa dugal politique bu mën nañ ko fa dugal mais dafa fekk mu nekk politique boo xam ne da ngay jàng lay doon mais politique boo xam ne xaalis la ñuy dugal parti bu nekk di jël xaalis di ko jox ñu xamante ni ñooñu ngay soutenir loolu day indi jaxasoo ndax boo gisee élection yi di jaxasoo du problème politique bi mais problème xaalis boobu dirigeant yi di jël di joxe la ku ñàkk ku nekk dafay jàpp ne man suma dirigeant kon du ma mun a jox xaalis naa fexe ba am benn majorité boo xam ne ni man maa ko moom ba nga xamante ne ñun dinañu am ay ressources yuy jóge ci gouvernement bi mbaa ci chef de parti moo tax muy indi jéye yooyu lii nag yaakaaruma mu arrêté fi parce que gouvernement bi tegul benn tànk boo xamante ni day tax liy dellu ginnaaw parce que bu ma gisee ay universitaire wala ñu am bac depuis daaw ñu jël benn nombre bi orienté ko ci virtuel yi nga xam ne xajuñu sax ci biir ENO yi ñu gis barki démb Macky Sall dem di intégrer ENO fële mais yow ñii nga xam ne yaa ngi leen orienté ci ENO yi amuñu matériel de travail boobu ba léegi ñu toog di xaar 8 mois waaw jànguñu ñi ngi xaar seen matériel de travail nga dem di intégrer ENO loolu ENO bi lan lay jëriñ balaa ngaa intégrer ENO kay nga jox ñii nga xam ne 8 mois ñi ngi toog mënuñu jàng nga jox leen seen bagage bourse yi aussi la même chose bu njëkk ba dañu doon dégg universitaires yi bu ñu grévé dañuy naan suñu bourse moo tardé mais bu ñu demee ba léegi universitaires yi di grève pour problème salle de classe ça revient c'est très dangereux salle de classe bu ñuy jànge nga ñëwaat waxaat ñu ne da ngay recruter ay enseignants enseignants yi fan la ñuy jàngale fan la ñuy jàngale yow sama doom bi di jàng 6e wala sa doom bi di jàng CM2 bu gontoo suba du mën a jàng parce que nombre bi dafa bari mu jàng ngoon suba lay jàngal léegi nga bëgg a augmenter enseignants yi sans augmenter salle de classe yi mu nekk jafe-jafe kon mu nekk jafe-jafe kon salle bi kon loolu lii bu continuer njàng bi day gën a sooxe waaye du ma si lii daal bu ñu si jàppul lii moom du baax fu mu jëm
d'accord buñ si jàppalewul rek du baax fu mu jëm mu mel ni rek nekk na jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku foofu ci diwaanu université yi mu nekk problème boo xamante ni à chaque fois dafay répercuté wu ba tax na rek jot na rek ñi nga xam ni rek ñi fare ci gouvernement bi waaye njiitu réew mi di Macky Sall daat ci jël ay dogal rek ngir rek daat koy jeexal mu daat fiy jeex tàkk ci noonu rek dañuy daal di xuus rek dugg ci ñaareelu pàcc li nga xam ne moo di émission bi na ma ko waxee woon ci njëlbeen bi tey may dalal ñi nga xam ne nag ñi nga fare foofu ci diwaanu marché bu Thiaroye Gare ci noonu rek mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni sax yooyu les commerçants daal nañ koy am ci seen digganteeg ki nga xam ni mooy maire Thiaroye Gare ñu koy wax Babou Ndoye ñu gën ko xam turam dëgg di ki nga xam ni moo di Babacar Sène ci noonu rek yooyu lay jafe-jafe ma daal di bàyyi rek Oumar May moom mi nga xam ni moom sax nga xam ni conseiller municipal la ci boobule mairie waaye tamit mu nekk vice président bu Allez les marchés daal di àddu ci boobule mbir Omar lan mooy seen jafe-jafe yéen commerçant yi nga xam ni yéen a fare foofu ci diwaanu marché Thiaroye yi ñu ngi dégg fan yi seen i ay jafe-jafe. waaw soxna si Thiaroye moom jafe-jafe yi dafa bari. Thiaroye dafa tardé. Thiaroye dafa dellu gannaaw. Thiaroye kenn mënu xam lan la. te Thiaroye ci Sénégal tey boo calculé noonu dëkk bi ëpp recette ci Sénégal Thiaroye ci la bokk. mais Wolof Njaay dafa ni booy falal nit ku am xam-xam. waaye boo falal borom xam-xam. boo liggéey yéen ñëpp ànd di jooy. Thiaroye nag dañoo tardé dem retard bu métti. ndax dañu fekk ku xamul dara. ñu fal ko. ndax li tax loolu boo xoolee nga nekk nga am ñaari mandat yu 7 ans mënoo dul sa baaraam ni lii man maa ko fi liggéey kenn mënul gis ni lii moo ko fi liggéey ñun benn 7 ans lañu ànd ak moom muy bii mais suñu waxuma la sax dafa yàq vie wu Thiaroye dafa saboote xar kamu Thiaroye te Thiaroye li fa nekk bari na dëkku traditionnel la ay Lébo fa dëkk ay Olof dëkk ay Joola ay Bambara ay Saraxule race bu nekk mi ngi fa te commerce mooy doxal réew commerce mooy doxal dëkk tey commerçant Thiaroye yi dem nañu ba nga xam ne génn Thiaroye wuti feneen moo leen gën a resté Thiaroye boo seetee marché Kër Massar moo gën a développé tey marché Thiaroye te marché Thiaroye moo doon marché bi gën a mag ci Sénégal centre commercial bi nga Abdoulaye def dafa ne ma dafa am sax ba nga xam ne xaw ma l'Afrique de l'Ouest waaw bu gën a rëy ci l'Afrique de l'Ouest waaye moo ci gën a salte moo ci gën a bon centre commercial bi moo fi gën a salte moo fi gën a bon moo ndóolloo commerçant yëpp moo leen daaneel bien vrai que nag ñu jóge fa nag am benn kenn xamul buur la kenn xamul roi la kenn xamul lu mu doon muy kan muy le maire yàlla dafa dogal man ci mandaam laa bokk yokkal tuuti baat bi man ci mandaam laa bokk je crois ni mën naa ci wax lu nga xam ni su fekkoon ni def na lu baax damay nangu ni def na lu baax ndax fu mu def lu baax lu mu nekk ni ndax boobu su ma unal mais am na lu nga xam ne bu kilifa demee ba koy def ci biir askanam muy say jarbaat muy say rak muy say yaay muy say bàjjet am benn affaire yaakaar que ci àdduna kese muy seen ndono doom nga xëy ni ko rajax ci lu nga xam ne ay futilité yu tekkiwul dara ngir alalu àdduna je crois ne nit ku mel noonu dafa jafe pour nga wax ci moom yomb na jafe na ndax ñi xamul dara ñi ngi yaakaar danga ko bañ mais ñi xam dara dangay xam ni kii li ngay wax ci moom réalité la Thiaroye suñu premier mandat budget 1 milliard lan def ñu def si deuxième mandat ñu wàññi ko deuxième année bi ñu dañ koy wàññi dafa bari ñu wàññi ko def ko 700 et quelques millions xam nga 600 et quelques millions bëggoon naa indi document yëpp fii mais yàlla dogal bi ñu ko wàññi ñu ne nan def ay réalisation ndax moo lay arrangé suñ ko defee mën nga fi yàgg mais 1 mètre pavé nga xam ne moo gën a yomb ci Sénégal Thiaroye Gare amu ko 1 mètre pavé laa wax Thiaroye Gare amu ko amul fuy dugg ba fekk ko askanu Thiaroye sonn nañu ndox mi bari na coono gi métti na canalisation waxaale amu ko. est-ce que mën nga dikkaat ci seen problème yi nga xam ni dafa am ay tablier yoo xamante ni dafa nekk ci biir centre commercial bi ñu toj ko ci jamono ji nga xam ni yéen a ngi dem ci yoon ak di dikk yéen ak seen maire. ok tablier yi ni mu demee mooy seti jamonoy Abdoulaye Wade dafa jëndoon 400 tablier may ko ñu nekk ci kaw raay bi. nun ñu ñëw
ñu jaay nu ci centre commercial ay table yu nga xam ni ci biir centre commercial bi ñu jaay rez-de-chaussée ci suuf ñi jënd 400 ñu jënd ko loolu 600 et quelque ñu ngi doon fayee benn banque bu nekk Thierno Ndiaye yàlla dogal ñuy fay di fay ba benn jour ñu ñëw fekk ñu changé numéro yi ñu jaayoon ci suuf yóbbu ko ci kaw changé couleur bi indi beneen couleur ci suuf yóbbu beneen couleur ci kaw ñu ñëw laaj leen ñu ni noonu dañ doon defaraat dañu jum ci numéro yi foog ñu yéegee ñuy wàcce ñi nun ñu joxaat yeneen numéro yi nga xam ne ci suuf la nekk ñu nekk noonu mais foofu kenn mënu fa jaay ndax li tax kenn mënu fa jaay mairie bu nga xam ni dara am doxul dara du dox dañu jël jaaykat yi génne leen ca mbedd ma ca voie publique ba fa nga xam ne fa la oto yeeg nit ñu baax ñuy jaar ñu yóbbu fa jaaykat yi pour nga dugg marché Thiaroye problème la pour nga génn problème la ñu xëy un bon jour gàmmu Tivaouane vers 1h du matin xam nga ñëpp ngi ci gàmmu gi ñu veillé ci gàmmu gi ba yàlla def ay minuit quelque ñu woo suñu benn xarit am ko wane nga ku naan Babou Diop marché bi de ñu ngi toj seen taabal yi kooku daal départ Tivaouane ci guddi gi ñëw mu dikkee mu fekk fi peel bi mu ne ko lii lan la mu ne ko maire de moo joxe autorisation pour ñu toj ko ma nga ne la kii yor ñu ngi ko xam ñu ne waaw waa ji daal di xam ne bu fa yëngalee coow mën nañ ko fa dóor mën nañ ko fa def lu nekk waa ji daal di yollee ko ñibbi le lendemain ñun ñu ñibbi si jóge Tivaouane bi ñu dikkee coow lu ñu fekk ko fi man avant tout man leen comme man maay vice président allées les marchés dañ leen def délégation ñu dem mairie suñu demee ñu gis président allées les marchés ñu waxtaan ak moom dañu leeral lii lan la mën a nekkee man je crois ne bu ñu ko doon avant lii sax war naa ko yëg mais man yëguma xaw ma ñu ni ma waaw le lendemain ñu xëy def délégation ñu dem bi ñu demee le secrétaire municipal am ma document boobu kii bi lii la téye nii ci loxoom def ko nii ni c'est le seul maire ku am droit kii bi ba ngeen di dee mënu leen ci dara secrétaire suñu vice premier président taxaw man ko Iba lii loo ci xam mënu man yëguma ci dara maa ngi yow ci bokk ba jusqu'à présent boo ko invité woon danaa la yëguma ci dara xamu ci dara man mi sax jot naa ko woo waaye tamit loolu la ma wax xamu ci dara nee na bañ koy toj fekk ko fi woon kon mënu cee àddu parce que xamu ci dara troisième jour bi man ma tëdd sama kër ba yàgg ma dégg benn peel buy riir naan man lii de peel la lii lan la war a nekk fii ma wàcc bi may génn sax kiloot laa sol ma départ wuti foofu bi ma dikkee ma gis peel bi day daw ci biir marché mais dañu fay lamp yi bëgguñu nit ñi gis peel bi camion bi war a ramasser suuf si mi ngi làq na li bi ma dikkee ma taxaw ni may làqu leen à 0 mètre ndox di seetaan ba peel bi dugg ci biir muy doomu Ali Diallo ku naan Ibrahima Diallo laa fekk ak ñaari gardien xaw ma ñett ñu taxaw ak chauffeur peel bi ñu taxaw commencé ma jógee fee rek jël suma benn bi labitu birig bi mu ko dóoree waa ji ci peel bi mën ma la expliquer waa ji taw bi mu accéléré peel bi ma daw wuti peel bi mu accéléré wut si ma daw wuti ko langitu peel bi la samp ci suuf peel bi juutu pour mu mën a taxaw mais sinon sama kaw la doon yëg ma daal jël suma téléphone woo ñii ni leen ñëw leen gaa yaa ngi tojaat marché bi te tojaat boobu dañ ko def ci seen ginnaaw guddi lañ koy def guddi ay vers minuit minuit demi une heure comme maire bi moo am autorisation kay kon waroon nañ ko toj bëccëg nit yi di gis yàlla dogal ma grande surprise ma bind plainte adressé ko commissaire Thiaroye yóbbu plainte bi déposé ko ñu jox na numéro PV ba jusqu'à présent fi ñu toog plainte boobu génnul boo yóbboo numéro PV naan commissaire que téye ba nu affecté commissaire boobu ñu ñu bindaat benn plainte collectif bi ñu ko yóbboo ñu dem ci enquête bi am na 3 mois police dañu mujj def intervention procureur mu woo commissaire bi ni ko plainte bi suba na ma ko indi ci suba sa demul ci gannaaw suba sa lay dogal. ngeen plainte maire bi. waaw ñu plainte Ali Diallo. ndax maire bi mën na koon plainte. ndax Ali Diallo ngeen gis sur les lieux. Ali Diallo fekk sur les lieux. te Ali Diallo moom moo nu jaayoon. kon bu toj am ne Ali Diallo complice la ak maire bi. wala maire bi complice la ak Ali Diallo. bi yàlla dogalee ñu dem ci enquête bi 3 mois dossier bi am na ko police ñun ñi nga xam ne dañu enquêté ñun ñëpp dañu rocc c'est très sérieux ñaar nit lañ fa dugal ñaar fekk ñi aussi biñ doon beneen plainte ñu mujj day la ñaari plainte yooyu ñuy 4 personnes mais ñun ñu nga xam ne xam nañ ni li ñuy wax xam nañ ko dañu éliminer te loolu man commissaire bi laa jàpp moo ñu éliminer bi yàlla dogalee bi dossier bi demee tribunal
am na tribunal 1 an 3 mois xaw ma 4 mën nu fexe ba dossier bu wàcc il fallait ñu demaat ci procureur jàmbataat ko mu ne dossier bi wàcc na génn na sama bureau daan nu booleeg benn greffier ñu dem ci greffier boobu ni moom gisu ko xool na ci tiroiram gisu ko un gendarme bu nekk foofu moo ko wër ba génne ko tegal na ko kon mu nekk lu métti ça fait ñu ngi suñu 5e renvoi tribunal 5e. saa yoo leen ñëwee ñu renvoyé ñu semaine bi mois bale parce que par 1 mois et quelque la ñuy renvoyé sinon 2 mois bale passé dañ dégg président bi ni kenn du ko renvoyé mu neex leen mu naqadi leen dama koy atte ñu wax mu leen mu neex leen naqadi atte rek gars yi ñaan ba sunu avocat ñu leen bàyyi leen ñu renvoyé ko kon bii mooy dernier renvoi ñu ne bii mooy dernière amatul président bi ni dernière procureur bi ni dernier renvoi amatul ñu ñibbi nos grandes surprises ñu ñëw toog ba nu oonu ci biir salle bi ñëpp taxaw doomu Ali Diallo génne benn certificat médical présenté ko te papaam ñëw na ba ci terrain bi ñëw na ba ci buntu tribunal mais bu mu gisee fuulu nit ñi taxaw xam na li ko fii fekk mu daw bi mu demee ñu génnee affaire bi président bi laaj ko lii lan la mu ne ko lii dafa woyof trop rek booy bi commencé expliquer sama papa dafa mën naa feebar mais rus naa ko wax ndax nit du weer feebaru jàmbur mais weer na boppam ci tribunal ba ñëpp dégg nañ ko bon yàlla bu mu wax affaire feebar bi expliquer avocat am dóor ko ci gannaaw def ko nii quoi procureur bi ni kay bàyyi ko mu wax li mu wax dafa yomb bàyyi ko mu wax mu expliquer ma nag président bi ni ko naa la xamante ne lii baaxul mais semaine d'ici duñ ko envoyé ko ba le 13 ans. waaw ba le 13 waaye. ni ko le 13. le 13 juillet. waaw sa papa bu ñëwee ak bu ñëwul yëpp daan ko àtte ku manqué ci yéen du tee ñu àtte bu ñëpp ñëwul woon ba mu des commerçant yi ñu ñëw dama koy àtte loolu moo ñu jëlee tribunal. problème bi ñaata at depuis boobu ba léegi. ça fait presque 2 ans. un an et quelque temps 1 an 6 mois parce que gàmmu bi passé la am 1 an. kon gàmmu su ko fekkaatee day am 2 ans. 2 ans waaw. gàmmu ñëw na ba ñëwaat fekk ko fi. su dellusiwaatee nag li ñuy dugg su la nekk suñu 2 ans. d'accord bon bi yàlla dogalee bii passé ñu biñ ko renvoyé mu naqadi ñëpp jigéen lamiñam la am lamiñam la moom mais du dóore du saaga mais lamiñam moom moo ko moom. armam la waaw bi waa kër Ali Diallo génne jigéen ñi yuuxu leen yuuxu yu métti ba circulation bépp taxaw kenn dematul maire bi nag yaakaar ne gars yi dem noonu moom it mu doogaa yolli ko di génn ba mu génnee ba ne tëll ci biir femme yi xamatul lu muy def mu nuyoo ne asalaamaaleykum rek femme yi attaqué ko ba nga xam ne da nga yaakaar ne asamaan seeg suuf di ko yuuxoo waaw dafa daje mu dem mun ko dem gars yi lëng ko di ko yóbbu man maa ngi topp seen gannaaw di seetaan ndax am na yoo xam ne rafetul ci góor. Badou mooy vidéo bi ñu gisoon muy circulé. waaw vidéo boobu. am na foofu kon vidéo bi tribunal la woon. tribunal la woon man maa ciy wax yuuxu leen ko. am na yeneen yu nga xam ne moo gën a grave loolu mais sa nawle góor doo ko weer. am naa man vidéo bu nekk sama téléphone bu ma ko wanoon bu ñu ko génnee woon ñu wane ko àddina bu tukki la. mais góor su nekk da ngay def yi fi góor. dëgg la. ay doomi góor la ñu dina ànd ak moom ci ngor la àndoon ak moom. mën naa ni campagne am sama soxna def na ci lu nga xam ni mënuma la ko nettali. jartul ñu koy wax. ndax passé na. mais nit ànd ak moom ci ngor dafa jafe. góor pour nga ànd ak moom ci ngor dafa jafe. mais lii ñu yàq nii. billaahi wallaahi bu demoon ba def benn nit sax dañuy centime dañ koy fay. mais ci xayma ñaata commerçant lañ toj seen ay tablier. ëpp na 800 et quelque. 800 commerçants. waaw ëpp na ko. d'accord ma bàyyi rek Boubacar Camara nga àddu rek ci li nga xam ni moo di jafe-jafe bi balaa rek may jox kàddu gi samay chroniqueur. waaw jafe-jafe bi wax dëgg yàlla metti na lool. ndax nga xëy ñu ne la lii nga jëndee woon sa xaalis toj nañ ko yàq nañ ko ñàkk nga ko loolu metti na lool. surtout foofu nag mu nekk ay place yoo xam ne ay tablier yoo xam ne ay maire yu màgget ay paa yu màgget man mi suma béjjaaw yi mun naa ne man maa si gën a nekk xale xanaa boo leen seetaanee vidéo yi doon daw ngeen xam ne ñii ay màgget yu mënul la dox sax ñoo doon yuuxu lu ñuy wax nag injustice bu am si kii si réew mi
moo répercuté ñëw ba ci mairie Dakar maire Thiaroye Gare parce que un maire boo xamante ne jàngul même pas niveau CM2 amul entrée en sixième nga jël ko fal ko maire sur des budgets dégg nga budget yu kii wax kooku mënul gérer loolu mais affaire yi politique moo tax mu toog fii ndax Macky Sall si boppam moo waxoon ne boo jàngoo amoo benn niveau dootoo fi gérer mairie loolu ñëpp yëg nañ ko mais kii bu mu gañee mairie bi am na ñu mu doon jongantal mairie bi ñooñu sax porté nañ plainte pour wone ne kii il n'est pas mature pour yore mairie bi. amul ay compétences. waaw amul compétence pour yore mairie bi. mais parce que c'est un allié. fexe nañ ba mu jàll. boo gisee luy indi lii yëpp xoolal li décret la. décret boo xam ne amul descos laalu si sous-préfet laalu si nga tëju yow dong sa biir bureau rek yow dong sa biir bureau nga tamponné signé daaneel leen ma 1100 tables yi 1100 tables table bu nekk compté ko 250 000 ñaata la si xaalis. ay centaines de millions. nga daaneel ko noonu sans yëgal seeni borom. ñu ñuy làkk ay daadaak ay fii ay milieu bandi la te ñoom ñooñu ko jaay ba pare. daan ko loué nañ ko plus de 5 ans ñu koy loué ay nit ñu fay wàccee ay conteneurs. yéen kon daaw leen fa jaay déedéet am na quelques places yoo xam ne amoon na ñu fay jaay mais lu si des ñoom ñoo ko occupé woon parce que dañ ko occupé nag gisuñu ñu ñëw ne ñun ñoo moom place bi ñu yàkkamti raser ko benn yoon parce que si diggante place yi munoo fa chaque jour di jaay ak ay saako ak affaire yooyu ay tablier la dafa am ay allées yu ndaw pour nga charger foofu il faut nga jaar si allées yi di teg ci kaw affaire yooyu pour ñu am espace kenn kiiwul ñu raser affaire bi. d'accord mais bu ñu raser affaire bi nag Sénégal moom baaxoo nañ seen suuf moom mun nañ duñ fa jaar waaye bés boo fa tegee sa baaram jour boobu nga gis leen ñoom ñëpp. d'accord loolu moo ñu indi ñu ñëw foofu. d'accord Mouhamed Goloko yow ak Omar Gueye ku nekk daal dinay dégg rek commerçant yi nga xam ne ñoo fare ci diwaanu Thiaroye seen jafe-jafe yi nga xam ne nag jamono ji ñu ngi koy dund waaye tamit seen problème bi nga xam ne nag am nañ kook maire Babou Ndoye ñu koy wax Babacar Sène tey jii est-ce que amoo question ci ñoom ñaar wala su fekkee da ngay joxe li nga xam ne moo di sa contribution. waaw li may joxe comme li may njëkk a wax comme contribution mooy di naqarlu li nga xamante ni moom moo xew. yaakaar naa du guleet fii ci plateau càmbar ñi am ay cas yu mel nii accueilliroon nañ fi ñi nga xamante ni ñoo nekkoon impacté yi. waaw autoroute à péage bi ba nga xamante ni ñooñu dañ leen a jëlee woon foofu noonu mu nekk ay famille yu baree bari ba nga xamante ni boo déggee li nga xamante ni loolu la ñuy expliquer jaay doole lay nduru te ba léegi gisuñu ci saafara ñii aussi c'est la même chose nit la yoo xamante ni saraxuwuñu ki nga xamante ni moo di président de la république tooguñu yor ay tame wala ay koppati di yalwaan mais dañoo nekk ñoo xamante ni dañoo jël li nga xamante ni mooy seen doole ak li nga xamante ni moo di seen poche génnee ko investir ngir mën a dund boo xamante ni dund bu mucc ayib la donc loolu mairie li mu waroon njëkk a def parce que mairie localité bee ko tax a jóg lu mu waroon njëkk a def mooy encadrer leen accompagner leen mais bu fekkee mairie mooy ki nga xamante ni moo leen di faagaagal tere leen def li nga xamante ni moo di seen ay activité wala bu ñu demee ba investir mu yàqal leen ko ci li nga xamante ni tegu ko fenn loolu nag day nekk loo xamante ni lu ragallu la mooy li ñuy wax ci Sénégal rek dafa nekk dëkk boo xam ni jamono yii ni li nga xamante ni moo fi xew nekk na loo xamante ni lu jéggi dayo la ndax bu fekkee ay nit yoo xamante ni mairie wala état moo waroon créer emploi jox leen ñoom bu ñuy nabi di créer fi nga xamante ni fa la ñu mën a tuuree seen ñaq ñu leen koy xañ donc loolu nekk na loo xamante ni lu yéeme la mais nekk na loo xamante ni vraiment lu ñuy naqarlu la xanaa ma bàyyi Omar Gueye bu fekkee am na question bu leen di posé. waaw man xam naa moom genre circonstances yi daanaka doo ci mën a am li nga xam ne mooy question mais juste da ngay def benn analyse rek d'abord di leen masawu parce que soo leen xoolee nga xam ne ay père de famille lañ te ku ne père de famille moom loolu
lang moo lëmbe lépp sa famille yëpp mën nga leen a gàddu waaye tamit di nga am ñu nga xam ne da nga leen di jàppale ci seen wàllum besoin donc suñ gisee ñu nga xam ne dañuy daan seen doole comme ni ko Mohamed Golo ko wax parce que président de la République dafa nekk ci benn logique jamono ji bëgg créer li nga xam ne mooy ay emploi te ci geneen wàll gi man jàpp naa ne su gisee ñu nga xam ne dañuy faagaagal ñu am seen liggéey ki nga xam ne mooy président de la République war na ci jël ay dogal lii nag day wane encore une fois de plus mal gouvernance bi nga xam ne moo nekk ci fi nga xam ne mooy Sénégal waaye tamit nekk ci Afrique mais tamit le non respect de la dignité humaine parce que man jàpp naa ne nit ki même soo koy jaay doole wala boo ngay jël place bi nga xam ne moo ko moom le minimum mooy nga ñëw waxtaan ak moom toog ak moom soo waxtaanee peut-être di ngeen am lu le minimum mooy benn consensus bu nga xam ne dina leen permettre li ngeen bëgg a def ngeen def ko mais gis nañ fii ci Sénégal en général da ngay jékki saa yi ñëw sa place pour liggéey fekk fa li nga xam ne mooy police wala kii gars yi ñëw daaneel nekk na lu nga xam ne dañ koy ñaawlu ba ci procédure bi nga xam ne dem nañ ko ci wàllum yoon gis nga retard bi nga xam ne am na ci dara warulu ko lu dul ay njuuñ njaaj waaye tamit Sénégal moom daanaka soo amul ku la jàppale rek pour nga accéder fenn fi day nekk lu nga xam ne lu doy waar la parce que dossier bi soo xoolee li ñu ci wax rek mooy dañ ciy nemmeeku kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que au lieu que ñi nga xam ne mooy police bu Caaroy ñu def seen liggéey ni mu waree peut-être am na ñu jaar ci suuf ba li nga xam ne mooy yoon doxulul ni mu war a doxalee nekk na lu nga xam ne encore une fois dañ koy ñaawul waaye tamit fekk ay nit moom ñuy liggéey nga di leen di daan doole parce que man jàpp naa ne Caaroy li leen dal rek jamono ji dafa métti wax nga ko sànq muy les impactés de l'autoroute à péage ñu jëlaat ñi nga xam ne mooy terre bi tegaat ko seen kaw presque Caaroy lépp lañ fermé jamono ji ñooñu nga xam ne nag dañuy liggéey di daan seen doole li nga leen teg lépp doyul nga naan fi nekk di liggéey da nga leen fay jëlee nekk na lu nga xam ne lu raglu la waaye tamit lu métti la ñu ci lancer un appel solennel ci suñu autorités yi à commencer par li nga xam ne mooy maire bi ci boppam sous-préfet préfet jëm ba ci ki nga xam ne mooy président de la République mu jël ci ay dogal parce que ñii ni nekk fii di liggéey duñ ay ñu nga xam ne dañoo jéggaane fenn ay ndaw lan waaye tamit ay parents lan yu nga xam ne dañuy toog ci dëkk bi di liggéey pour jëmale Sénégal kanam donc dañ leen a war a teg loxo accompagner leen waaye tamit pousse leen jusqu'à la réussite finale. d'accord pousse leen jusqu'à la réussite finale comme que yéen amoo leen ay question man question bi may posé Omar mooy tey jii boo leen demee ci kanamu yoon joxul leen li nga xam ne moo di dëgg lan ngeen nax. non yoon moom dañuy jox dëgg. am nañu yaakaar suñu justice dañuy am dëgg ndax li tax am nañu yaakaar suñu justice dañu am dëgg. ndax luñ fa joytu ci naqar bu ñu doon am dañuy dem jël lu indi tegal na ko ba ci dossier yi bu mu kalee mën na ko jot bi ñu demee ci procureur dafa jóg woo nit ni ko dossier bi numéro tel seetal ma ko ñu dem jëli ko indi ko kooku def nañ ko ba tey bi ñu ñëwee am na nga si dañu ñëw muy document yi ngeen yore yéen yii dañ ko teg de côté yi ngeen yor indi leen ma comme ay argument ñu dem indi waat document yi jox ko kon moom am na vision bu nga xam ne am na lu ma gis te noonu xamuñu ko duñu ko wax mais xam na ni lii lu bari ay tappale lal na ko mais xam nga kilifa bu doonee kilifa buy régler mbirum njabootam dana ko régler yow boo amul xel da nga naan régler lu ma dara fekk li mu la régler xamoo ko sax procureur dañ koy gërëm di ko sant defalaguñu dara nag ñaan nu yàlla mu defal mais lépp mi ngi leen di jàppale waaw naka teg ci dëgg beneen mën naa la ci dolli tuuti am na maire yu nga xam ne bi ñu yëgee toj nañu place bi nu crise cardiaque de ndax seen doona doom lañ doon xalaat yaakaar ëllëg mën nañ ko jaay wala ñu gis seen doom am soxla dem faju ko lu métti lu nga xam ne kenn mënu la ko expliquer nos grandes surprises ba ki dem bi ñu jógee tribunal dañu ñëw ñu convoqué y a 8 personnes moom Ali Diallo doomu Ali Diallo la sax Ali Diallo nekk fay liggéey convoqué 8 personnes daal ni leen place yi ngeen di jaayee ma luyeewul leen ko da ngeen koy génn ñun ko pour lan muy da ngeen koy génn wala ngeen jënd ko ak xaalis fay ma comptant compte bi ngeen ko mënul ngeen génn te foofu location de vente la mu am document yi location de vente moo ci nekk. location de vente kay yow yaa moom waaye da ngay fay ba jeexal rek waaye yaa moom. ñu laaj leen dañ leen ameel dara ñu ni déedéet ñu laaj leen dañ leen seqal dara ñu ni déedéet ah ñu toog di leen xalaat ba yàlla def tey ñu xëy seeti sous-préfet moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax taxawu nañu. ndax taxawu weesuwul nit ki am naqaram. ñëw nga bàyyi li nga doon def yépp occupé ko lu mbat 3 heures de temps ku fëgg mun leen non dama am entretien bu ma def xaar leen ba ma pare. am na fi 7 mois yëgul problème bi mais ñëw na ci centre commercial bi ay yoon pour xam ñun fan la ñu nekk lan mooy suñu problème mais booba xam nga mbir dana dem ba jaaxal la doo xam sax fooy teg sa tànk ba tey bi ñu ko rencontré seeti ko vraiment mu doon nit ku dal ku am xel ndax wuti naag préfet bu Pikine ndax préfet bu Pikine dañu convoqué toroxal lu ci bureau ba suñu benn responsable di ko génnee
génnal sama bureau. lu waral loolu. ci problème bi kese. ndax dañ na convoqué 9h. ñu xëy 9h di ñëw ñu oonu ni leen 10h30. mais man leen 10h30 ak 9h benn la nañ leen dem ñu toog bi ñu dikkee ñu toog salle d'entente bi ñoom xamul na ñun ñu ngi ci biir salle bi ñu yegg ba ak préfet génn maire génn doomu Ali Diallo génn. maire Babou Ndoye ak sa secrétaire municipal ñu génn ci biir bureau préfet ñu fekk ñu salle d'attente bi préfet ne tëll seen dafa tiit clim yaa ngi doxaa mu ubbi rideau yi c'est très sérieux li ma lay wax nii amoon lu may defee damay def dafa ubbi rideau yi ñi ma àndal ñëpp ni wax kii xanaa dafa jaaxle mooy yéen man maa leen ko 9h 10h ngeen ñëw 9h ñu ne ko ñun dañu ñëw ba ci yoon comme bato la ñu yor taay dañ dellu ñëw toog xaar ñu dugg ku nekk mu wax la baaxuma moom man mu ne ma doo wax mukk ci taab problème mu maire yi doo ci wax mais préfet bu mel noonu duñ koy doyee mais ñi mën a ànd ñooy ànd suñu caaro yi gi leen tardeel ay njiit amul compétent mënul tardeel te njiit yi ca préfet ba lay commencé wàcc ci suuf. ci wàllu njiit yooyu sax est-ce que tamit li nga xam ne mooy askan wi amuñ ci part de responsabilité. bu baax ba ci man mi toog dama ci am responsabilité ndax bi ñu voté man maa voté Babou Ndoye ba nekk conseil municipal. mais askan wi bi ñu may voté conseil municipal pour ma nekk conseil man maa taxoon mais nun ñoo tànn Babou Ndoye suñu biir jiital ko. fekk mu doon ñaareelu mandat mu doon ñaareelu mandat am boobu nun xamuñu ko mënuñu ko mais. bi ñu demee da ngeen a amoon ci moom yaakaar. ndax boobu acte 3 amul woon ñu indi acte 3 ñu ne affaire bi dana changé. Caaroy dana rafet. Caaroy dana mel nii. mais gis nga teer bi ñuy wax ak coow lii man loolu moo ma gënal teer bu pare Caaroy dana rafet day yéex rek mais day rafet ndax Macky Sall am na gis-gis te dana xool foofu lan lañ fa war a def. yaakaar naa beneen président bu ñëwee dana xool ni Caaroy gaar gi kat war nañ soppi xar kanamam ndax salte bi fa nekk ak mbalit bi ak kañe ya fa nekk. non kenn mënu la ko nettal. d'accord. ci noonu rek may jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Samba Mballo waaye aussi jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Biram Badji ak ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Timbo mi ngi naan cey Babou Ndoye ñoo bokk Caaroy mais dafa mel ni attanoo Caaroy mais bientôt rek li nga xam ne moo di élection yi ci noonu rek ma daal di delloo kàddu gi Boubacar Camara mu nekk une dernière question balaa may tëj ndax li nga xam ne moom lañ ñu cërale woon ci ay waxtu jeex na mu mel ni rek da nga yor fii li nga xam ne moo di ay attestation de vente yoo xamante ni nag ku ne foofu ci yi nga xam ne ñoo di commerçant yi yaa ngi yor say kayit. waaw damay ñëw si lu nga wax sànq ki Omar Mbaye da nga ko ne ndax yaakaar ngeen da ngeen gagné procès bi. waaw dama ko laaj. waaw da nga ko si laaj au cas où. waaw bu ñu gañewul procès bi lan lañ nar. waaw léegi nag si loolu laay ñëw wax leen ko procès bi moom am nañ yaqin ne dañ koy gagné. parce que dañ koo teg si kayit du leer su nekkee dëgg rek mooy dox Sénégal. te suñu justice si dëgg rek la ñuy dox. dinañ ko ndax lii attestation la. attestation bi Ali Diallo moo ko defar. da ngay dem verser ji banque. ba banque jox la papier nga ñëw si moom. wane ne yow jeexal nga mu defaral la attestation defaral la sa numéro taabal yow yaa ko moom kii kenn signé wu ko moo ko signé tamponné ko. kon kii bu ko daanelee kon kooku nekkul loo xamante ni war nañ toog ay renvoi ay 4 fois 5 fois lii lu neex a jugé la. beneen bi 400 tablier la Ablaye Wade moo ko jëndaloon gars yi. boobu kii baa ngi nii Ablaye Wade moo ko jëndaloon gars yi. ay këyit yu leer la ñu yore. Ablaye Wade moo jëndaloon lii gars yi 400 tablier bokkul ak ñu versé banque kon këyit yëpp ñun ñu ngi ak moom nag bu ñëwee daaneel ko teg ko si moo borom doole la wala dafa lënkaloog maire yaakaar naa ne loolu état bi du ko seetaan. d'accord yaakaar nga ni rek loolu état bi du ko seetaan ci noonu rek mbokk internet yi mu mel ni rek lu ñu cëralee woon ci ay waxtu jeex na rek xanaa rek ma bàyyi samay chroniqueur ñu daal di tàggatoo Mouhamed Goloko lan mooy sa dernier mot. ba may gëj fii dañ ma doon tere liste quoi. tey doo liste waaye garaaw may naa la liste mbër gi ah. xam naa tey du ma liste di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon suñu ay invité. di leen wax ni tamit di leen ñu ngi seen ginnaaw. di ñun tamit ay doomu Caaroy lañ. Caaroy lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee donc ñun aussi suñu gisee loo xamante ni injustice la ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di accompagner te comme ni ngeen ko waxee yaakaar nañ li nga xamante ni moo di justice dina def yoon di amaat mbégte di janoo ak Omar Gueye ak Amina Paye mais di jaajëfal sama gars yi
waa département d'histoire yi sama gars yi big up ak Alima Diarra mi doon commenté léegi ak ki nga xamante ni moo di Souleymane Diallo di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sama waa gàlle sama gars yi nee nañ match euro bi léegi mu commencé di leen jox dig daje saa yoo leen ko gisaatee rek si càmbaru bés yi ngeen xam ne ñibbisi naa inshallah d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Goloko. Omar Gueye lan ngay tàggatoo. waa di am mbégte ak contentement rek te aussi di remercier ñi nga xam ne mooy suñu papa yi ñu dalal tey nekk na émission bu nga xam ne macha allah ay idées yu am njariñ moo fi émergé di ñaan yàlla rek li ñuy jooytu mu am satisfaction bu baax a baax ginnaaw loolu tamit di nuyu mbokku internet yu Caaroy info yëpp di nuyu sama benn copain Pathé Ladiane depuis Guédiawaye merci ba suba ak jàmm. Pathé Ladiane ñëwoon na Caaroy ba tey ñëwaat ci ngoon baax na sama wax du si bëri su ko defee rek ma daal di jox kàddu gi Omar Mbaye nga daal di tàggatoo mais dafa mel ni yéen suba dafa am loo leen nag da ngeen war a janook ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi. suba dina am benn conférence de presse bu ñu bëgg a def. ban heure. incha allah 11h. d'accord 11h lañ ko bëgg a def. bu soobee yàlla. ci jafe-jafe yi lay àddu. ci jafe-jafe yi rek lii rek lañ ciy waxtaanee amul leneen lii rek lañ ciy waxtaanee. d'accord ndax dañu egg période bu nga xam ne noppi waratuñu. ndax li naan kuy woddoo lamiñ boo noppee rafle. te dañ nekk ci moment bu nga xam ne foog ñuy wax. foog ñu wut ñu ñuy waxle. te buñ ko amulee dañuy sonn. ndax bu ñu noppee rek ñu rendenu comme ni ñuy rendee ginaar. d'accord te loolu la ñuy bañ. la ngay tàggatoo. bon maa ngi tàggatoo di gërëm gars yi ma àndal di leen remercier. surtout jigéen ñi nga xam ne vraiment ñi ngi topp suñu gannaaw di sonn guddi ak bëccëg. jël seen alal di ko verser. pour ñu mën a am kattan bu ñu demee sax. man la tey bu ni woon nangam rek. jigéen ñi pare nañu génne ko. waxuma nag coono yi nii daj. te jigéen ñi laa gën a yërëm ko góor ñi ndax jigéen dafa amul dara. te mu ñëw ni jur ku seet jigéen ñi la jur rek am na yu bari bala nga koy def jigéen war nga ko xool. d'accord te je crois ni sunu maire bi. xoolul ni ay jigéen ak a faloon. mais bari ki démb jigéen ñi folli nañ ko teg suuf rek la jëm. yal na nu yàlla dimbali ba mu génnoon Caaroy ci jàmm kenn bañ a am benn jafe-jafe dara bañ fee xew. nan ko fale woon yal na yàlla suturaale noonu ba nu follee ko noonu askanu Caaroy nag laay ñaan nan daje candidat yi fi nekk yëpp ñu waxtaan ñu xool meilleur candidat ñu teg ko Caaroy suñu Caaroy la rëyul 11 quartiers kese la 11 quartiers lu ko defar yomb na Caaroy waroon a am suuf lépp goudron la waroon doon waxuma la pavé goudron mais maire bu niil moo ni indi lii lépp yal na nu yàlla suturaal yàlla defal nu jàmm ba mu jóge fi ak jàmm dans 6 mois yi fi des yal na fi sunu borom bale rek ba mu dem am jàmm njabootam am jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm. mu mel ni rek li ci des bareetul mu di jamono ji 6 mois rek moo ci des ci élection locale yi mu mel ni rek tamit jamono ji ñi ngi ci l'heure du bilan ku nekkoon maire rek war nga daal di taxaw rek jàkkaarloog sa askan waaye tamit daal di def sa bilan rek bañ la fi tegeeg léegi ana la nag yan réalisation nga def sax wala li nga xam ne moo di seen koppar seen budget ana fan la dugg xëy na ñu koy xaarandi ci boobu lee mbir su ko defee rek. non sunu maire amul bilan non maire yëpp am bilan. non dama la ñaan yéen journaliste Sénégal maa ngi leen di ñaan ngeen ñëw topp maire mu wan leen bilan. xam naa ni Caaroy info tabax foofu. Caaroy info moo fay ji. est-ce que doo décrocher maire sax mu ñëw fii. maire dama koy décrocher mu ñëw fii incha allah. su ma paree léegi dinaa ko woo. du ñëw média musul toog télévision du génn këram ñemewul micro. jamais micro nii ñemewul. yéeme na de. non sëñ bi looloo ko sonal gis nga nit boo nekkee njiit ubbi ko bu wutal sa bopp noonu ñin lan ñooy say noonu ñooy say xarit ndax ñoo lay wax dëgg mais ñi la topp di la neexal ñoo lay rey te looloo ko dal tey. en tout cas man su ma paree dinaa ko woo pour xool ba xam mun naa ko décrocher amaana sax su fekkee xëy na comme niñ ko xamee du wax ak ñi nga xam ne ñoo di presse mais amaana rek dina am koo xamante ni dafay fare ci ñoom parce que jot naa contacter démb ki nga xam ne moo di Ipa Anne waaye li ma xamal rek moo di mënul àddu ci boobule mbir ndax ba mbir bi doon am fekk ko fi te xamul lan mooy les tenants et les aboutissants su ko defee rek ma daal di lay bàyyi Boubacar Camara nga tàggoog mbokk internet yi. waaw xanaa di leen jaajëfal rek Amina. di jaajëfal Omar ak Mouhamed ñaari Omar yi. di leen jaajëfal ci émission bi. di jaajëf di nuyu di sargal nag waa Caaroy info yëpp. di naan ñëpp nañu jàpp Caaroy info di ko seetaan. parce que wax dëgg yàlla ay xale lañ yu taxaw bëgg a liggéeyal Sénégal ci boppam waxuñu gox bi waaye Sénégal wërngal këpp. di ñaan rek jàmm yàgg ci établissement bi. di ñaan xéewal bi tàbbi ci yéen. waaw mënuma daal wax émotion bu ma am ci yéen. pour ñaanal leen quoi. je ne trouve pas les mots vraiment. macha allah kontaan nañ macha allah jërëjëf. man li may wax mooy
Sénégal mi ngi nii jeune yu xalaatul dara lu doxal seen réew dañu bëgg fii ñu leen fekk bu déwénee ñu fekk leen ci ay immeuble macha allah amiin te loolu lañ leen di ñaanal yàlla yàlla na ko sunu borom def allahumma yàlla moom gëmul nelawul ku nekk xam na la nga bëgg ak la nekk sa xol mais yéen Thiaroye Info képp ku leen xeeb rek xamul boppam képp ku leen xeeb ñun fii la ñu am moom la ñuy tiitaroo macha allah man de dootuma am lu muy communiquer te ñëwuma fii xalaatuma dem ci ay presse ki télévision fii rek doy na ma ndax fii la ñu am macha allah yéen la ñu am yéen la ñu yaakaar ndax yéen la ñu war a jiital topp seen gannaaw di leen gunge buñ ko defee rek dañuy am jàmm mais buñ ko deful duñu am jàmm ñu ngi leen di gërëm di leen sant d'accord di leen jaajëfalaat bu baax a baax boo xam ne mu ngi may suivre Ndeye Gueye maa ngi lay ziar bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom commerçant yi nga xam ne ñoo faree ci diwaanu marché Thiaroye mu mel ni rek Thiaroye Info dafay nekk pour ñi nga xam ne ñoo di askan bi la fi nekkal kon képp koo xamante ni rek am nga jafe-jafe boo fi ñëwee joytu ko incha allah dinañ si xaax suñu tànk tubéy yi ngir rek daal leen di jàppale ci li nga xam ne rek moo di jafe-jafe yi ngeen di dund ci noonu rek mbokk internet yi yéen a ko déggandoo suba rek ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi dinañ rek daal di def point de presse foofu ci diwaanu marché Thiaroye Info sax di ngeen am li nga xam ne moo di exclusivité bi ndax rek dañ ko nar a def rek direct bu neexee yàlla ngeen daal di toog rek seetaan dara rek du leen ci ump ci noonu rek mu mel ni rek mbokk internet yi nii lañ koy defee saa su ne jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Goloko moom mi nga xam ne waa càmbar bis bi namoon nañ ko jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Omar Gueye moom tamit jaajëfal bu baax a baax Omar Mbaye ak ki nga xam ne moo di Boubacar Camara ci noonu rek nii lañ koy defee saa su ne jaajëfal bu baax a baax suñu sponsor leader di Mansour borom 3e nii lañ koy defee saa su ne mbokk internet yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci émission càmbaru bés bi ak yeneen i invité jàngeen jëf